gaaw juróomi fan siw li nga xam ne moo di rakkaat yi gàmmu di li nga xam ne moo di muharram atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi daleen jàmm si xibaar njolloor gi li ciy gën a fës di wàllum wér-gu-yaram ak xaatima boo xam ne dox na diggante jëriñ ji nga xam ne moo yor wàllum wér-gu-yaram ak nekkin waa suñu gën a ñoo ngi Abdoulaye Diouf Sarr ak naataangoom bi nga xam ne moo yor wàllum koppar ak jokkalo ak ñi nga xam ne ñoo di waa FONSIS xaatima googu nag li ko waral moo di liggéey aw hôpital boo xam te ne bi dina am ñaari lu tolluwaay sa dëkk bu sell ba di Tiwaawan xaatimoon nañ ko di loo xamante ni bi dina yemb lu yàggul dara sa diwaanu Ndar Géej ñi nga xam ne ñoo di askan wa nag ñetti fan a ngi ni ñu am jafe-jafe am ndox moo xam ne dañ koy jëfandikoo ak maral dëgg ñu ngi koy dund ñu ngi naan dañoo nekk si jafe-jafe ndax jamono ji ak tàngoor yi ni mu daal di tare ñu ñàkkum ndox moo xam ne moom la ñu mën a jëfandikoo nekk loo xamante ni bi ub na seen bopp nañ ci ànd ak ma ña ngi si biir xibaar yi ni ki gaaw gu jot article de la semaine Aladji Malick Cissé tey mu daal di nemmeeku ji suñu natango yi nga xam ne ñoo nekk si yëglekaay bi nga xam ne moo di l'enquête ñu daal di enquête si ki nga xamante ni bi moo di Ousmane Choumière Diouf moom mooy njiit lu yeesu UMS di Union des magistrats bu Sénégal ci xalim ak Mor Amar di ñu nataalal ki nga xamante ne bi moom mooy njiit lu yees la taxawaayam ak li nga xam ne moom la naal dinañ ko teelu laataa ñuy jeexal ak li nga xam ne moom la yëglekaay xëy fësal tey ni ki gaaw gi nga xam ne moo dëpp ko fukki fan ak ñeent si weeru atum 2021 ñu ànd seeg Assane Top mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir tey nees gis ñu def si ko faram fàccee. bërëb bu fajukaay bu am ñaari lu tolluwaay hôpital niveau 2 xal seen na léegi sax ñu koy mën a daloo fi nga xamante ne bi moo di Tiwaawan sa dëkk bu sell ba ginnaaw xaatimoo goo xam ne dox na diggante démb makkanam jëwriñ ji nga xamante ne bi moo yor wàllum wér-gu-yaram jëwriñ ji si boppam daal di koy teewee Abdoulaye Diouf Sarr ci teewaay naataangoom bi nga xam ne moo yor wàllum koom si réewum Sénégal ak waa FONSIS ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawu mbir mu ni mel jublu ak moo di am faju mu gën a ñoŋ sa diwaan ba ñu dem ba fi nga xam ne moo di makkanam jëwriñ ji yor wàllum wér-gu-yaram fa ñu doon xaatimee si fekkee ak Abou Tedi Sow ak Souleymane Diallo ñu nettal ni mu demee woon. fii ci ministère bi yore wàllu wér-gu-yaram kilifa gi feggo ak jëwrin bi yore wàllum koom-koom ak coopération xaatim nañu ab déggoo ak ki nga xam ne moom la ñu dénk FONSIS ngir yokk mëninu hôpital Abdou Aziz Dabakh bu Tivaouane jëwrin bi yore wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr di si indi ay leeral. dañoo daje tey pour que ñu signé ak FONSIS benn convention boo xamante ne pour taxawal hôpitalu Tivaouane am na hôpitaux yu ñu réalisé ma man si lim bu Kaffrine man si lim bu Sédhiou man si lim bu Kédougou man si lim aussi bu Touba tey nag ñu signé benn MOU boo xamante ne FONSIS day taxaw pour que ñu réaliser hôpital bu Tivaouane nekk dëkk bu mag boo xamante ne hôpital bi dana ko gën a renforcer pour que prise en charge yépp ci wàllu santé moo bañ a génn département bi. noonee tam la ko directeur général bu FONSIS gisee. ñi ngi am mbégte ci li ngeen ñu may ñu mën a contribuer relever plateau technique bi ci dëkk ak département bu mel ni Tivaouane. bu ñu ko réeree li ñuy wax agglomération mooy suba Thiès Mbour ak Dakar dañoo nar a collé te Tivaouane mooy nekk point d'entrée nord bi. donc stratégiquement important d'avoir une infrastructure médicale bu dëgër foofu ak UFR Santé Thiès bi nekk à côté. naka noonu jëwriñ bi yore mbirum koom ginnaaw bi mu rafetloo lëkkaloo gi ñaax na FONSIS si mu baral liggéey bi. lii mooy troisième partenariat diggante ministère de la santé et de l'action sociale ak waa FONSIS ñu ngi ñaaxtu waa FONSIS pour que projet bi ñu exécuter ko. comme ni koy waxee ci mode na bar ndax ci gàmmu bi di ñëw ñu mun a def pause première mooy teg xeer bu njëkk ndax hôpital bi tam mun a pare aussi ci mu gën a gaawee. ci loolu kilifa yi xaatim projet bi dogu nañu si taxawal hôpital boobu si nu mu gën a gaawee.
Abouté di Sow ñu des si wàllum wér-gu-yaram ak mbasum coronavirus tolluwaay bés bi ginnaaw xayma bi nga xam ne wane na lu toll si fukk ak juróom-benn ñoo xam ne wala juróom-ñaar ñoo xam ne mbas mi moo leen faat niki dem ñi nga xam ne ay cas grave lañ toll si juróom fukk ak juróom-ñeent way tawat yees yi seen lim yegg na si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett si ñoom fanweer ak juróom-ñett xam nañu fi ñu jàngoro ji ak ñaar téeméer ak juróom fukk ñoo xam ne xamuñu ñi leen ko wàllu ñuy duppee cas communautaire kon li ñuy faatu bi mbas mi duggee si réewum Sénégal léegi egg na si ju nekk juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mbasum coronavirus ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ak jeneen jàngoro ji nga xamante ne bii moo di diabète waral ki nga xam ne nag moo di professeur Abdoulaye Leye mi nga xam ne xam-xam màcc na si wàllum tawat yu ñu mel di soñu bu baax ñu am tawat joojee ñu dem jël ñàkk yi ndaxte bu fekkee ne mbas mi laal na leen xal seen nañu bokk si ñi nga xamante ne bii ñoom lañu yóbbu di la ndawale wala bon sax ñu mën ñàkk seen bakkan maanaam cas garaaw yi loolu war a nag muy artu bu baax a baax am na ñoo xam ne it dañuy tawat te duñ sax mën a ràññee ne tawat nañu ñu duppee cas asymptomatique am na si ñi nga xam ne ak diabète ay kàddoom ñu teewlu ko. mooy suukar si bari na torop si yaram bi te mu nekk loo xam ne lim nañ ko depuis mbas bi mu tàmbalee comme nekk loo xam ne bu fekkee ne da nga ko am mbas bi fekk si la si peut-être que am nga risque am plus de complications que koo xam ne amul diabète waaye ñaari yëf moo fi mën a rassurer nit ñi fi ñu toll nii bi ci jiitu mooy vaccination boo yàlla defee nga def ko même boo dee diabétique bu la mbas bi duggee yàlla mën na la musal ci forme sévère yi nga xam ne mooy faat te loolu déjà ñu koy gis ñii di ñëw hôpital di hospitalisé ñaare vacciné wuñu ñi nga xam ne vacciné wuñu ba pare ñu ngi leen di gis ci consultation bi dañuy ñëw rek ñu am ay symptômes wala ñu def rajo gis ko ñu ne fan yére moom amoon naa xawoon naa sonn tuuti mais fekk na mbas bi sax daanaka jàll na mais fekk na vacciné wu nañu loolu la ñuy wax mu dugg la te doo ko yëg wér nga ci wa ilaa indi loolu benn complication loolu vaccination bi moo ko mën a maye te leneen fu toll nii du ko dindi leneen li mooy fexe ba sa diabète di équilibré mooy suukar si ak nattukaay yi nga xam ne moom la ñuy koy saytoo pour xam ne suukar si normal la ci am bi ba du indi benn complication loolu balaa la mbas bi dugg wala bu la duggee ba génn tamit da nga war a taxaw ci continuer ses rendez-vous bañ a ragal a dem hôpital wala ci sa consultation pour nga saytu ko ak sa médecin traitant pour loolu muy normal parce que bu fekkee ne faju nga ba suukar si normal ci yaram bi yow ki ak ki nga xam ne amul diabète daanaka yéen a yam par rapport ak mbas bi bu fekkee ne sa suukar mu ngi yéeg te xamoo lu ko yéegal maanaam mu ngi doon nekk ay 1 gramme léegi boo seetee muy dem 2 grammes wala 3 grammes ci diiru ñetti fan ñeenti une semaine te fekk yaa ngi jël say médicaments toppaloo mango bi yaa ngi respecté régime nekk di def sa sport teewul muy yéeg loolu ça veut dire que am na lu xew ci yaram bi diabétique bu yëpp normalé suukar si dee normal bu suukar si dee yéeg ça veut dire am na lu xew donc ci loolu li ko mën a yéegal bari na waaye ci jamono yi ñu nekk war nga dem sa consultation pour ñu xool ndax feebaru mbas bi dugg la am lu muy am jeexital ci biir yaram bi fekk ne yow amuloo benn symptôme. ginnaaw kàddu yi professeur Abdoulaye Leye yooyee docteur Safiatou Thiam bu CNLS du ko nga xamante ne bi ñoo taxaw temm ngir xeex ak tawat ji nga xam ne moo di sida mu ngi soññu it ñi nga xam ne ñooy dund ak jàngoro jooje di sida ñoom it ñu daal di jël ñàkk yi nga xam ne dina tax ñu gën a mën a fekk si mbasum coronavirus ndax buñ ko booleek ñaari tawat yooyu mën naa am it ñoom it ñu bokk si cas grave yi ba sax tawat ji mën leen a faat soññe gi yëkkati na si ay kàddu waaye tamit di xam ne si li nga xamante ne bi moo di tawat ji nga xamante ne bi moo di it ñu daal di bañ a fàtte li nga xam ne moo di garab yi ñu war a jël ñu mën a toppatoo ba mu gën a seen wàllum wér-gu-yaram ñu teew lay kàddoom docteur Safiatou Thiam. nga xam ne dafay dund ak doomu jàngoro sida su amee Covid-19 su amee infection ak coronavirus dañuy ragal que ci moom dina gën a metti que ki nga xam ne dara jotu ko donc mu war a gën a fagaru que ñëpp. beneen point bi mooy si ñàkku bi vaccination bi ñi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoro sida dañuy leen di wax ni dañu war a ñàkku quel que soit fu seen état clinique toll ñoom xam nañu su may wax taux de CD4 ak charge virale lan la mooy natt fi feebar bi toll si ñoom quel que soit fu feebar bi toll si ñoom dañu war a ñàkku beneen point bi nga xam ne bëgg naa ci wax mooy ci faj bi li ñu mën a wax personne vivant avec le VIH mooy ñooñu di dund ak doomu jàngoro sida ñu ngi yore seen garab dañu leen wax ne nañu continuer seen garab yooyu nga xam ne moo leen di faj ci sida donc bu ñu ko arrêté encore moins période bi nga xam ne dañu gën a vulnérable parce que am na beneen menace boo xam ne mi ngi ci seen kaw bu fekkee ni ki nga xam dafay dund ak doomu jàngoro sida dafa am Covid bu fekkee ni Covid bi am na tolluwul yenn tollaay yi comme ni ko ministère de la santé dicté mën nañ leen faj ci seen kër ñu li ñu ciy dolli rek mooy buñ lay faj sa kër fexeel ba sa docteur bi lay suivre yëg ko te na nga aussi mu wax la signes yi nga xam ne signe gravité la signes yooyu bu ñëwee da nga war a woote wala da nga war a dem ci centre de santé bi la jege signes yooyu mooy lan mooy nga jékki-jékki gis ni nooyi bi dafa gën a jafe nga jékki-jékki gis ni sa dënn bi dafay metti wala dafa mel ne dañ ko poñe
nga jékki-jékki mel na gisatoo xamatoo ko nekk mooy signe désorientation yi mu nekk ay signes yoo xam ne en tout cas nga seetlu si sa bopp lenn loo xam ne seetluwuloo ko woon bu boobaa nga jóg nga dem ci centre de santé wala nga woo sa docteur même bu fekkee ni dañ leen di faj ci coronavirus dañu war a continuer seen garabu sida yi. ñu des si mbas mi ak ñi nga xamante ne bi ñoo yëngu si wàllum dem geeg di tax climat yi ak bàyyi xel gi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel tawat ji ñoom du ñu jël benn risque bu fekkee ne njort nañu ne client bi ñu bëgg a jël dafa nuru ko tawat du ñu def lenn lu dul daal koy bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a taxawu lu ni mel waaye ñoom duñ ko jéem a jël ak di ko yóbbu te it kenn du dugg seen woto yooyu te sàmmonte ak mboolem diglay tere waa kër docteur ngir fegu si mbas mi loolu la ñu xamle ñi nga xamante ne bi ay borom yi taxi lañ ñu fekk leen fi nga xam ne moo di Mermoz ak Amitié 3 Mamadou Dia. bërëb bi ñu jaay ndekki ci cité Amitié 3 bu Mermoz taximaan yi bëgg nañu ko lool. Gana Seck moom chauffeur taxi la li mu tàmm mooy jënd ndekkeem dugg ci biir otoom chauffeur bi kuy bàyyi xel ay clients yi muy yeb ci jamonoy mbas mi teg ci yeb ko wopp Covid Gana ne xel xalaatu ko. am na un jour avant ñu tabaski bi une semaine avant tabaski jël naa benn client Liberté 6 daal. sentir naa benn tàngaay ci moom daal sama xel xawoon na ñaaw ka ni est-ce que ndax kii loolu dalu ko wala de. non man bu ma gisee koo xam ne njort naa ne am na corona moom wax dëgg yàlla du ma ko jël dama koy conseiller mu woote ñi nga xamante ni ñoom yor nañu matuwaay yoo xam ne mën nañ ko jël te du leen wàll ñu jël si ko mais man bu ma ko xamee du ma ko jël moom. Basirou Seck moom it beneen taximan la di doog a yegsi ci bërëb bi ni Gana Seck Basirou ne yàpp ku mu njort ne dafa amee Covid du ko def. bu ma gisee koo xaye njort naa ne dafa am corona du ma ko yeb waaw parce que bëgguma wax yàlla mu wàll ma ko ndax bu ma ko wàllee tey jii ma demee ci sama njaboot mën na leen ko wàll te boobaat conséquences yi mën lay dal. ba mbas mi commencé ba léegi parce que première vague bi la xam le 2 mars ba léegi may wax yow nii mosuma yeb koo xaye nee na ma am naa corona musuta am. ñaari taximeen yi ñoom ñaar ñoo bokk méngoo ay kàddu ci ne ku solul masque du dugg ci seeni woto. moo ñëwee di wax ak man te yoroo masque dama naan la duma la jël masque parce que comme loolu la ñu digle te moo koy aar ma man moom am naa fayda ju toll ni moom boo ñëwee ci yoo xam ne gis naa ni li ñu tere lenn loo ci def man duma la jël ci sama woto. ki laay def am na ñoo xam ne dañoo dëgër bopp da nga leen di sax ñu takk masque ba caa ñu wàcce ko nga wax leen ñu yaakaar ne yow da nga leen di imposer wala lii mais su ma la waxee nga dëgër bopp damay firee ne ndànk na la wàccal garaaw nga jël benn taxi man ma dem doxal man dem wuti jàmm quoi parce que moo ëpp jàmm man. yàpp client bu amee Covid mbaa bu ñu njortu ne daf ko amee taximaan yi ne ñoom seeni xel xalaatu ko li leen di gënal la mooy accélérer seeni oto wuti yeneeni client nga. Mamadou Dia ñu jógee foofee cité Amitié 3 bu Mermoz wutali Ndar Géej ak maral goo xamante ni bii am na fa ñu njort ne ñetti fan a ngi nii ñi nga xam ne ñoo di askan wi mënuñu jot ni si ndox mu ñu jëfandikoo métti na lool seen wàll ndax nee nañu ñu ngi nekk si tàngoor waaye nag ndox mu ñu jëfandikoo it lu mënta ñàkk ci doomi aadama la Ndar ñu fekk fa Mamadou Ass ak Matar Seck. Ndar dafa mar askan wi yeewoo ci dëkk bi jafe-jafe yu tar la ñuy jànkoonteel pour am ndox jamono ji nga xamante ni tàngaay bi foo ko natt weesu na ko ci quartier yu bare ci biir dëkk bi pour ñu gis ndox nekk na jafe-jafe. bëgg sangu dem àjjuma amuñu ndox ñetti fanu yàlla amuñu naan amuñu sangoo naan sax amuñu ko waxuñu sangu de naan ci bopp amuñu ko xanaa dañu bëgg ne nit ñi dee li leen wax autorité yi mais nag lu leen bokk ci dëkk bi wala bokk na ci Medina Marmayal gii nga xam ne moo sos tubaab fakal macha allah ku wàññi ko fi ñu lay indi dugg ak armée yi soxla ndox dama dem àjjuma ju jot ma duy ñaari bidon ci sama doole man fay ka ndox yóbbu fi ci armée yi tey moom fa jaaree aw ma ndox daf ma metti lool waaw dama naan xañ sama bopp ndox man yóbbu fa ndox. ci société bi nga xamante ni ñoo yore séddale ndox mi li ñu xamle moo di li ko waral moo di ab panne boo xamante ni ci ay travaux la jógee. li xew mooy dañu nekkoon doon def ay travaux pour remplacer benn tuyau boo xam ne ni usine de Xor la daan jógee pour alimenter château d'eau Sor bi tuyau boobu dafa daan toj lu bari ñu remplacer ko pour mën a am fonctionnement normal continu maintenant ci travaux yi bi ñu doon def mercredi bi passé bi ñu paree ba remettre en service dafa am beneen gàllankoor bu ñu amaat ci liggéey boo xam ne nii ñun programmé ko moom mooy benn appareil de régulation boo xam ne nii moo doon réguler ndox bi moom moo amoon ay jafe-jafe ci journée bi mënuñu woon tëb noonu
arrêté ko parce que déjà am na ndox bu doon dem pour soulager ñenn ñi moo tax ñu toogoon xaar ba guddi gi nii ñu doog a intervenir ci appareil bi entre 22h ba 6h du matin. askan wi di am yaakaar ni tey jii ci ngoon robinet yi danañu xeliwaat. Mal Alassane Niang ñu daal di wax si li nga xamante ni bii moo di njaayum cigarette si nga xam ne jaarul si yoon nañu duppee contrebande wàllum li nga xam ne moo di jëfandikoo googee ñuy xëre seen bopp ñi jëfandikoo li nga xam ne moo di cigarette si nag li muy jur si ñàkkum koomu déndu Afrique moo raw lool njoll yeeg drogue yi nga xamante ne bii ñu ngi koy jëfandikoo buñ sukkandikoo si ab bés boo xam ne tan nañ koy amal ginnaaw ab lël bu yaatu boo xam ne amal nañ ko si ndar si déndu Afrique yëpp ñu jàpp ne dañ daal di jural déndu Afrique rawatina Afrique bi fare soowu jant lu toll si juróom-ñett téeméeri milliards yoo xam ne ko ñàkk at mu jot loola waral nag ki nga xamante ni bi moo docteur Abdoulaye Gningue mi fa teewaloon makkan njëriñ jëral ko ak koppar di si artu ñu teewlee kàddoom si micro Mountaga Kane. bi ñu defee xayma aussi gis nañu ni li nga xamante ni moom la tabac di coûter fii ci réew maanaam soo xoolee ci ñi muy tëral soo xoolee aussi ci liggéey yu muy yàq ay milliards et milliards yu bare yoo xam ne ñu ngi perte at mu nekk ndax tabac au moins juróom-ñetti millions nit at mu nekk ñoo ngi dee ndax pon te su xoolee juróom-ñetti millions yooyu yi ci ëpp réew yu mel na réewu Afrique de l'Ouest la ñu nekk la ñu gën a bare ndaxte soo demee ci réew yu développé yi ñoom ñoo ngi commencé di bàyyi tox ñoo ngi wàññi ñiy tox ñoo ngi wàññi li ñuy tox te ndax foofu at mu nekk ñu yokk prix yi ba nga xamante ni léegi lu fa cher la fu mel na France seen paquet cigarette mën na nekk léegi soo ko xoolee mi ngi nekk ci 7000 francs alors que ñun paquet cigarette fii ay 600 francs kii yooyu. jëm si wàllum tàggat yaram ak xibaar bu neex bi nga xam ne daat nay jëm si ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel football rawatina nekk li nga xam ne moo di Premier League di championnat bi nga xam ne mooy bàyyeekoo foofu si réewum Angleterre di ngeen ko mën di dund si mbooleem li nga xam ne moo di groupe bu média rawatina ITV lu ko dalee tey jii ginnaaw bi nga xamante ne bi nag liggéey nañ ci liggéey bu yaatu ak ñi nga xam ñoo di xeltukat yi ak xerewlukat yi yëngu si wàllum xarale yu kawe yi ngir daal di jox ñi nga xam ne ñoo di bàyyi xel télévision bi li gën a am solo si wàllum football foofu si réewum Angleterre ñu teewal ci leerlu Babacar Ndaw Faye mooy ki nga xam ne mooy saytu lépp luy wàllum tàggat yaram ci kër gi ci micro Omar Kane. jël li nga xam ne mooy droit de diffusion championnat anglais ñu def ci liñ ci waroon def yëpp ba nga xam ne léegi championnat Angleterre dafay daw ci ITV chaque week-end di ngeen am matchu samedi bi bu 15h jotee maanaam ñetti waxtu bu jotee mais laata loolu dafay am yeneen yu koy gunge dina am ay plateau d'avant match ak ay contenus spéciaux yi nga xam ne moom moo koy gunge dañ leen won yeneen facette suñu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir am ay plateau après match ci biir semaine bi également di ngeen am ay magazine ay résumé ay li ñuy woowee un peu but yeeg lépp li koy gunge lépp luy dundal championnat Angleterre parce que xam nga nekk ni ngeen ko xamee championnat boobu daanaka mooy bi ñu gën a seetaan ci àdduna bi ci dayo bi mu am ci àdduna bi mais également sénégalais yi am ci intérêt bu am solo parce que dañ koy suivre lu yàgg et puis ñu am ci également ay suñuy ay gain ci samedi bi sax lay tàmbali gis nga ñu ngi suñu techniciens yi ñu ngi woon ci dernier réglage yi nekkoon ak en relation ak technicien yi nekk Angleterre pour lépp matandi ci wàllu technique beeg parce que mbirum satellite laak yooyu noonu ba lépp mën a taxaw de sorte que avant match bi di ngeen ko ma commencé jot signal bi jot ay plateau yoo xam ne ñun ak équipe sport bi fi nekk yëpp dinañ ci am taxawaay bu am solo. Ousmane Chimère Diouf moom mooy jiital jamono ji fi li nga xam ne moo di UMS di Union des magistrats bu Sénégal moo daal di wuutu ki nga xam ne moo di Souleymane Teliko moom mi nga xam ne nag njiital chambre la si cour d'appel bu Ndakaaru nekk na koo xamante ni bi àttekat la bu xarañ lool si wàllum liggéey buñ sukkandikoo si ki nga xamante ne bi moo di Mor Amar mi nga xam ne moo xaatim aw xët bu yaatu si yeglekaay bi nga xam ne moo di l'enquête bu baax a baax si ki nga xam ne moo di Ousmane Chimère Diouf mi nga xam ne moom la daal di bindal xët yi nga xam ne moom lañ leen tànn ci ayu bés yi ngir xët wi gën a ràññeeku ni ki nañ koy defee gaaw jot ànd si Alaaji Malick Cissé ak Bara Sow article de la semaine.
Souleymane Teliko dem Ousmane Chimère Diouf ñëw ci boppu Union des magistrats sénégalais mu nekk xar kanam bu bees ci UMS justice bu dëgër am solo noonu la ko yéenekaay bii di enquête fësalee si xëtu mën nañ ne ère bu bees la parce que ñëpp Sénégalais yëpp gisoon nañ 4 ans yi weesu ni nga xamante ni UMS bi nga xam ne Souleymane Teliko moo ko jiite woon ni mu doon doxale mu bëri woon mbir yu trop bëri woon ay conflits ak entre magistrats d'une part et tutelle bi nga xam ne mooy ministère de la justice te Malick Sall dirigé ko mu bëri woon ay conflits ay jamaloo yu bëri ba ñu arrivé si sax benn moment jël ki nga xam ne mooy président UMS traduire ko devant le conseil de discipline du conseil supérieur de la cour suprême ñu yóbbu ko fa benn instant donc mun na kon loo xamante ni bëriwul lu ñu koy gis ci fonctionnement justice bi loolu nekkoon loo xamante ni vraiment marqué na Sénégalais yi et ci contexte boobu ci la kii di Ousmane Chimère Diouf ñëwee et bi mu ñëwee li mu njëkk wax mooy que ne il faut que ñu renforcer communauté bi entre les magistrats et wax na aussi ci biir discours am que ñu dafa war a am départ bu bees et ku ne départ bu bees wax benn rupture par rapport ak li nga xamante ni moo fi jotoon jaar. Ousmane Chimère Diouf président ca première chambre criminelle bu cour d'appel bu Ndakaaru boobule magistrat def na classe yëpp maanaam jaar-jaaram kenn du ko natable njiitu UMS yoroon na sax ay dossier yu mag a mag yi nga xamante ni xaw na yëngal république bi. magistrat bu mag parce que depuis 1991 la dugg fii di école nationale de l'administration et de la magistrature noonu la tuddoon à l'époque donc depuis lors ay années yu bëri la ci expérience mu xam ay dossiers yu rëy yoo xamante ni géré na ko ñu mën ci tudd rek dossier Aïda Ndiong dossier Gàddaay ak yeneen dossiers yu bëri yoo xamante ni kii di Chimère dirigé woon na ko et à chaque fois ci xarañam yaakaar naa magistrat yu bëri en tout cas méngoo nañ ci pour chanter ko mu nekk koo xamante ni mook Malick Lamotte bi nga xamante ni moo yoroon dossier Khalifa Sall en première instance ñoo bokk benn promotion donc effectivement promotion bu rëy la mu nekk magistrat boo xamante ni tamit def na classe magistrat yëpp def na lii di juge d'instruction nekk na procureur de la République nekk na ci magistrat du siège donc kooku dafa nekk la koo xamante ni yaakaar naa amu ci benn pàcc ci justice bi boo xam ne war na koo mën a ay chantier yu am solo te takku di xaar njiitu UMS bokk na ci ay coppite jëm ci conseil supérieur de la magistrature naka noonu ñu moderniser yoonu Sénégal réforme jëm ci organisation judiciaire ak lu ñuy wax indépendance de la justice nekk lu soxal magistrat yi. indépendance yaakaar naa chantier yi tijji nañ ko yàgg na depuis 2017 liñ ci wax bëri na lool kii lii di UMS organisé nañ ci ay colloques yu bëri di ci wax président de la République ci boppam créé woon nañ benn commission pour ñu xalaat commission de modernisation de la justice bi nga xam ne Isaac Yankhoba Ndiaye moo ko dirigé woon tamit xalaat ci tënk lépp ci ay kayit jox ko président de la République mais depuis lors yaakaaruñ ne am na ci ay jéego yu rëy d'ailleurs kii di président Teliko bi nga xamante ni war na départ wax na ne effectivement ci côté boobu amul ay avancées yu rëy et même bu dee ci pratique bi am na quand même quelques efforts yoo xam ne def nañ ko mais ci côté législation bi bëriwul loo xamante ni changé na ci mu nekk loo xamante ni yaakaar naa dina poser waat aussi sur la table pour bureau bi nga xam ne mooy soog a ñëw te Chimère Diouf jiite ko. ngir gu bees bu union des magistrats sénégalais yamul foofu mu ni dafa jot ñu fexe ba boole magistrats yi ñoom ñëpp ñu nekk benn. réforme yi nga xamante ni moom lañ ëpp lu ñuy wax mooy soppi doxalinu conseil supérieur de la magistrature bi nga xamante ni moom mooy décider par rapport ak avancement magistrat yi mu nekk combat boo xamante ni UMS joué na ci rôle bu am solo et malheureusement avancement am ci ñi ngi yaakaar que ne du ñu bàyyi combat boobu magistrat yi il faut que ñu rappeler ko bureau bi fi génn li nga xamante ni moom lañ doon xeex lenn la def de sorte que promotion magistrat yi du dépendre ci benn nit du dépendre seulement sur l'exécutif dina am ay critères objectifs yoo xamante ni mérite
si la ñuy basé wu pour def promotion magistrat yi chantier yu bees yi bokk na si par exemple jubóolewaat magistrat yi parce que effectivement on s'est rendu compte que avec bureau bii fi jot a jàll on a eu l'impression que am na ñaari bloc bu magistrat ñenn ñi dañuy faral di wax ne entre jeune la ak ancien man dama ne par exemple fossé boobu c'est surtout entre magistrat yi nga xamante ni ñoom la ñuy wax ne dañ jege système bi dañ jege nguur gi ñoom ñooy am yenn privilèges yi ak magistrat yi nga xamante ni dañ leen fàtte nguur gi man ma tudd leen les oubliés du système ñoom tamit voilà ñu nekk ñoo xam ne gisuñu seen bopp ci affaire bi ni muy doxee. ñu tabb ko mu am lu ëpp 200 ak juróom-ñeent fukki xob sama naataango bu journal enquête ni Ousmane Chimère Diouf mayul dara kum doon jàmmaarloo di Abdou Khari Diop nekkoon secrétaire général bu bureau bi nga xamante ni moom la Souleymane Teliko jiite woon. Alaaji Malick Cissé di ko jaajëfal ci li gën a fës ci ayu bés bi ci xët bi mu ñu tanal di li nga xam ne moo di xëtub l'enquête ak Mor Amar mi nga xam ne moo ko xaatim xët yi gën a fës ci bisub tey ji nga xam ne moo di gaaw fukki fan ak ñeent ci weeru août ñu ànd ci kasantoog. bu doon nawet bu yeggale ci wàllu ko politique jàppale ne Ousmane Sonko ma nga tàmbale góob ab toolam yéenekaay gi di Vox Populi la ñuy ŋàbb fekk ko ci moom njiitu Pastef ak naka yoon wi nga xamante ni jël na ko jamono jile te bu ko wàccul bu nekk dana yegg ci wàllu ko élection locale yi toftal ci li nga xamante ni moom moo di ndam journal bi ne démb nag dem na ci lu toll fukki parti ak ay mouvement yu tegal ñeent ñëpp dañu ko jox loxo ne ko yow la te ñi nag daañu la gunge ci lépp loo xam ne moo di wàllu ko xare bi nga sumb journal bi ne ndaje ga woon démb melokaanu Ousmane Sonko jaaxal na ku nekkutoon doomu Sénégalais waaye doomu Afrique la ndax nag ci mbubb moo mandarga Burkina Faso la toftal ci mbaxanaam réewum Nigéria dalee rek moo ko boole ci réewum Sénégal yoon wi mu xale ci wàllu ko politique nag waa Benno Bokk Yaakaar ñoo taxaw temm ngir taxal ko xaxam libération yi ni kay ni waa Benno Bokk Yaakaar roof nañu galgal Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias barka Dembo Ndiaye liñ teg ci derub Macky Sall ak ay jege ñaalem weñ wu ci dal di journal bi libération ne xëy nañu tepp lépp loo xamante ni ku jëkk politique yi nasoon nañu ko ak it nag la nga xamante ni fi mu toll ni li xelmate nañ ko ñoom Benno Bokk Yaakaar mooy ne daal ku jëkk politique yi dañoo nekk rek ci seen manin waaye la ñuy wax dara aju cim ngooñ tàmm nañu saa bu ñu tolloo ci ay élection dëgmal ko bu ñu ñàkkee ñoo raw picc dañu xëy di naaw garab gu nekk ñu tak fa di mbébéka tell telli ngir am aw lay ci seenu ko gàcc ndam wala jël nag mënul ñàkk ci jongante élection locale yi fi dëgmal journal bi di critique yi ni kay ak lam ci seen subaak tey jile mu jàpp ne ma ngay xeeñ du lenn lu dul wàllu ko fi na waras na koo mën a moytandiku ndax it nag ñi nga xamante ñoo séq géopolitique fi mu toll ni le ku ci nekk yaa nga guuxal mer sa morom te caaxaanoo ci àpp koo sax ba ci àpp bakkan ndax it nag kàddu yi fi dégg fan yile doon na loo xamante ni warees na ci amal ab njàngat segg ko bu baax a baax moytandiku lépp loo xamante ni moo fi suuxat wàllu ko fi na fexe teg Sénégal ci raay bi mu jëm ci kanam waaye nag lii doon na loo xamante ni la bu ñu ko telu ta fànq bu nekk ëllëg ci biir lay bàyyi ko ci njurée fii ci wàllu ko élection locale yi mën na andi génneenu ko féewaloo gu ñu xaaratoon ci gépp politique bi politique ba ci kanamu yoon Les Échos yéenekaay ne yoon googe nag nar nañ faa yóbbu ku ko mel ni Guy Marius Sagna clamé ba jib na bàyyi ko ci jege ñaaleb Abdoulaye Wade bu woon bàyyu Karim Meïssa Wade doon góor gi Pape Samba Mboup journal bi ne fa mu toll ci Paris la France ak la ko yóbboon ci Paris la France loolu yëpp Guy Marius Sagna lam ca weer ni ay mbott xëy na ne du dëgg ndaxit nag moom daa demoon rek doon saytu ak wàllu ko wér gi yaramam wala ko wopp yi di Covid-19 daal di tërale waaye léegi mi ngi santaat yàlla bu baax a baax ginnaaw ba mu jotaati ak wér gi yaramam Pape Samba Mboup yokk ci ne Guy Marius Sagna ak képp ku niroo ko moom lay seeni pexe ke bëgg-bëgg du lenn lu dul fexe ba ñi nga xamante ñoom ñoo di askan wi dëddu président Macky Sall waaye nag nañu xam ne loolee du mën a nekk fileeg rek benn doomu aadama naanul géej gi ak lu ñu wax ci léegi lu ci des mënuñoo teggi mbas mi Covid-19 bi di wéy di fii lëmbee ak ay loraangeem saa su nekk dayoom deltuwu fi gannaaw njàqare ko tiitaange ñëpp ko solo rawatina waa kër docteur professeur Abdoulaye Ly endocrinologue bi ci nekk gi di Vox Populi becc na fi ay kàddoom bi la yoon nag mi ngi ko jëmale ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy dund ak woppi jabet ji ndekete feebar bi mën na leen a laal ci lu ñu yëgul tinul ndax it nag ay mandarga mën naa bañ a feeñ ci ñoom moo xam wàllu ko saqat gi wala boog aw yaram wuy tàng booba laa fa dawe watali ti leen ci diwaanu ko Ziguinchor journal Libération xëy fa mbir mu doy waar ab soxna bu toll ci ñaar fukki at ak ñeent takk boppam di xaru lépp mu ko defee ci kanamu benn pa doomam bu am ñaari at ci bisub anniversaire am coow laa nga ne cobboy ca gox bi di leen ndaxit nag loolee dafa fekk leneenal coow jëm ci wàllu ko faatu ko bakkan ñee soxna si ñi wax penn ke ci jamono yi nga xamante ne ñi ngi amal ab l'enquête ci la soxna soosi daal di faat boppam kenn xamul lu mu ci doon nag lan la ci la lekk balaa lépp di leer Libération yu ni kaay ne beneen nupp mbir Medina Baye Kaolack la xewee ab
tànk bu toll ci ñaari at Rama Thiam moo ko jëloon daw ak moom ne mes na menteng ña ngi ko jàppee ci diwaanu ko Mbuur tu tànk boobee nag dara wokk ko waaye la feeñigum ci blanket mooy ni fayantoo ci diggante ñaari njaboot moom ma ne su ko cee dàq. Assane Top di ko jaajëfal ci li yëgle gaay xëy fësal tey jaajëfal leen bokk ci teelu bi li moo la flaaj ci jotaay bi la xibaar yi di wéyandi si www.media.sn ñu yendoo ak jàmm.